fii mooy sunu àdduna kuy ñaan da ngay ñaan àdduna ak àllaaxira dama dem Inde ñëw ma ne Sénégal du dem ndaxte ñaari vitesse am ku am Serigne Touba Maam Cheikh Ibra Fall ngay politique lu di imaginer programme di xalaat ci ni ngay yaree say askan say doom bëgg bàyyi lële dama ne yëfu naafeq la du yëfu murit du yëfu Baay Faal du yëfu Tijaan mbir bi bañ ko jox sax tur moo gën modèle la boo xam ni ku bëgg a jëm kanam xam ni lii mën a transformer lii mën a indi dëgg ak performance ak émergence ku bàyyi modèle bi problème la ñun nag murit defe naa aussi dafa am yenn erreur yu ñu def mooy dañuy privatiser Serigne Touba di privatiser Maam Cheikh Ibra Fall ak rek la ilaha illallah prophète yu ñu yónni yëpp wax leen laa ilaha illallah wax ji ci boppam dama jàpp ni du wax ji mooy li muy def ci doomu aadama ak libéré ko cerveau bi ngay wax jox ko puissance am mu nekk xalifa de Dieu sur terre son lieutenant te ku nekk lieutenant wu yàlla nag war nga mën a def ay miracle un miracle boo xam ni ñun gis nañ ko ci laa ilaha illallah boo xam ni nekk na ci dënnu Sëñ Tuubaa mu def loo xam ni miracle la Maam Cheikh Ibra Fall mu nekk miracle. La question que je me pose ci cadre école ci cadre étudiant yoo xam dañuy jàng mooy dëgg est-ce qu'on a compris dafa mel ni ñaari vitesse la suñuy jàng xasida suñuy julli suñuy wérd ñu indi mbirum Maam Cheikh Ibra Fall indi mbirum Sëñ Touba wante su dee ci rawante liggéey pour transformer adduna laa wax adduna dafa mel ni dañ koy xaw a tëj livre yi tëj téere yi te nag li ma jaaxal sax mooy photo yi ngay wax ñaar yi kii dafa sol lu ñuul kële sol lu weex dafa mel ni Maam Cheikh Ibra Fall dafa gis mbóot bi la substance li am solo ak l'essentiel xëy na su doon suma jamono la ñun ñëpp on va s'habiller en blanc comme Sëñ Touba mais il a compris l'essentiel et l'essentiel c'est la libération de l'être humain sëñ bi dafa am jëf jël man wax jooju ni mu amee puissance ci contexte boo xam ne dañu war a libérer l'être humain contexte boo xam ne dañu war a am ay koom-koom jël dafa nekk loo xam ne lu diis lu am solo lu am puissance malheureusement concept yooyu dañ ko dugalul ci yoo xam ne dañ koy jàngale ci suñu école benn colloque scientifique adduna yëpp tubaab ak jullit ak ñëpp ñëw taxaw gëstu ci wàllu science su management ak jàngu diine mais li ma ci jublu ci contexte su Sénégal mooy Sëñ Touba Maam Cheikh Ibra Fall ñooñu seen philosophie seen gis-gisu adduna ak àllaaxira mu nekk li ñu koy dugalee suñu jàng sans complexe dafa am place bu yaatu dañ ko war a waxtaanee dañ ko war a fulaal dañ ko war a gëstu dañ ci war a waxtaan ci suñu biir classe suñu biir école waaw Maam Cheikh Ibra Fall lan la l'accent c'est sur l'être humain l'accent mooy lépp loo xam ne xeex pauvreté je pense que modèle bi joxe nag am na lu sëñ bi wax sànq lu am solo et ni ñu ko waxee compréhension bi ma ci am tey jii dafa da nga ko leeral mooy ni mosoo gis ci benn économie ci benn système ci àdduna foo xam ni liggéey dina ko jox gratuitement y a que ce modèle là je pense simplement que étudiants yi fi nekk maa ngi leen di gërëm daayira gi fi nekk maa ngi leen di gërëm mais dama leen di ñaan di leen encourager diine bi ngeen ci ut dama bëgg aussi adduna gi ñu amaale ko transformer ko à partir des outils que nous avons la foi et les instruments ak la façon la philosophie dafa am une puissance boo xam ne il faut mu dugg ci science management
il faut mu dugg ci entreprise il faut mu dugg suñu diggante ak koom-koom ni ñu koy utee il faut qu'on arrive à transformer le monde par l'audace par de l'originalité par le sens de l'innovation